dernière semaine bi 2017 ñaari fan moo ci des waaye sama gars yi 2017 mooy ban année 2017 dafa nekk année boo xamante ni bii man personnellement laa wax moo nekk at bi gën a métti si yi ma mës a dundugum yëpp 2017 année de malheur nekk année boo xamante ni wax dëgg yàlla li ñu ci dal doy na waar ñàkk nañ ci ñu baax ku ci mel ni Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin ku ci mel ni Serigne Moustapha Cissé bu Pire ku ci mel ni Serigne Ibrahima Niass ca Léona Niassène waaye aussi ay mbir yu doy waar xew ci lu ci mel ni Libi ay mbir yu doy waar xew ci si am naa benn bànneex boo xam ne am naa ko ci année 2017 bi globalement mën naa ne c'est l'apparition et la connaissance de l'homme de l'année 2017 Assane Diouf moom laay tàmbalee moom dama koy consacrer Assane dañu lay consacrer l'homme de l'année waaw ba keroog mois de juin boobu noonu may taal sama téléphone ba keroog mois de juin boobu may yem ci yow di gis am ko tudd Assane Diouf nekk ci Facebook bi man ba ma ko njëkkee xool une seule fois dama ne ah kii de mooy loolu dama ko zappé carrément yee mais bu ma toogaatee dégluwaat Assane commencé xorom non ma ne voilà kii laa doon wër nag ndax kii lépp li nga xamante ni bëgg naa koo wax mu ngi ma koy waxal lépp lu nekkoon sama xol bi Assane Diouf mu ngi ma ko doon waxal man ak yéen parce que ni ma leen gisee yéen kenn fayuma leen pour ngeen toog di ma seetaan Assane fay ñu woon pour ñu toog di ko seetaan c'est parce que li mu doon wax c'est parce que Assane Diouf li mu doon wax moo neexoon a dégg ci ay nopp malgré que ànd naag ay saaga ñenn ñi c'est violent wala dara mais daf ñu neexoon Assane fay ñu woon pour ñu toog taal suñu connexion di ko seetaan Assane Diouf lépp li mu doon wax dafa fekk ne ñun ñii dañ ko bëggoon a wax ci kaw mais amuñu woon opportunité wax ko ci kaw Assane Diouf tey boo gisee benn ku mel ni Galsen juddu ku mel ni nitu dëgg juddu ku mel ni Badara Lo juddu ci Facebook bi ku mel ni Birama Viviane ñun ñëpp ñu xamante tey c'est grâce à toi Assane yàlla na lay yàlla fay loolu xamante bi ñu boole tey parce que man sama vrai compte laa la doon seetaane sama vrai compte boobu maa ngi ko ibbi en 2006 te yéen ñii ñëpp di ma seetaan xamuma leen woon en 2006 sama vrai compte laa wax de 2006 laa ko tijji Facebook te xamuma woon kenn ci yéen kon tey connexion bi am suñu biir rek xamante bi xam suñu biir rek c'est grâce à l'homme de l'année 2017 Assane Diouf Assane loolu yàlla dina la ko fay àddina mais yàlla dina la ko fay àllaaxira te lépp ay ngëneel la Assane kenn du yow barke sëñ Bamba man nag duewuma ci tagg doomu aadama waaw aayuma ci tagg mais tu le mérites tu mérites plus que ça sama gars yi dama bëgg ngeen meel ma Assane Diouf ay kër may leen Assane Diouf ay kër Assane waaw mbir mi du Galsen mbir mi du keneen Assane Diouf la képp kuy xëccoog moom ay live kat de l'année ay meilleur live kat rek da ngay duul waxoo ndey dëgg Assane yemul la kenn ci live barke Serigne Bamba premier africain bu toog jàkkaarloog écran am
live yegg 1000 vues 1000 mu xeeb loolu ñu ne déet na waaye muy yeggati 1500 vues gars yi ne non muy yegg 2000 vues 3000 4000 Assane Diouf yegg na 5000 vues à lui seul loolu noonu daam lu ko may dafa am lu ko may Assane kenn du moom képp nag kuy taxaw fii naan day live naan mooy meilleur live kat nangam da ngay duul fii képp ku ne moo taal Assane aussi da ngay duul Assane moo taal boppam ay propos am ak pertinence am waaw ak xorom si nag waaw parce que xorom moom ci lu mu amul rek du saf ak togg bu ngeen mën a togg boo ci deful xorom dee su ko mën a lekk wala du neex waaye Assane malaaka la yàllaa ñu ko yónnee yàlla moo nu booleeg Assane Diouf pour mu taal patriotisme bu nekk ci ñun pour mu yee jikkoy gaynde gi nekk ci ñun Assane su may wax ci yow barke Serigne Bamba du ma fi jóge mën naa la liveal spécial mais comme dafa fekk ne sama dernier live la sama dernier live de l'année moo nekk nii waaw dootuma liveat ci année bi moo tax Assane Diouf man de xawma kan képp ku ne Assane Diouf du l'homme de l'année ci biir Sénégal waxoo dëgg képp ku ne Assane Diouf nekkul l'homme de l'année waxoo dëgg ñeneen ñëpp ils viennent derrière Assane. Assane est devant Pape Alé Niang, Assane est devant Abdoulaye Wade, mais Assane est devant Ousmane Sonko. waaw man ñooy samay coup de cœur Pape Alé Niang su Assane existé wul woon mën naa ne man yow laay consacrer le patriote de l'année yow Pape Alé parce que yaa ngi def liggéey boo xam ne liggéey bu délicate la yaa ngi def liggéey boo xam ne Pape Alé liggéey bu metti te bëri tentation kon gannaaw Assane Diouf yow Pape Alé man Galsen maa ngi lay remercier ci li ngay defal askan wi ndax féete beneen boor bi de féete feneen fi moo gën a yomb fuuf nga féete fi nga féete tey lu ne yaa ngi koy dégg jiiñ lañ la mandikat jiiñ lañ la lu ne mais terewul yaa ngi persévérer gëm li nga gëm xam ne li ngay wax da nga koy wax te yàlla rek tax ndax Macky Sall mii ak ñi mu àndal naa féq bon soxor moo tax tey ñuy ñëw di la dal naan laan waaw opposition xanaa Macky Sall moom dafay fàtte démb li mu toog sa plateau xas Ablaye Wade toogu ko feneen moom Macky Sall bi muy nekk ci opposition bi li mu toog ci sa plateau yow Pape Alé di fa xas Ablaye Wade waxu ko feneen mais ñoom duñu gërëm ñamu daaw ay purux lañu waaw ay dooméram yoo xamante ni tey rek la ñuy gis mais gisuñu démb gisuñu suba waaw mais Pape Alé ñun patriotes yi on est reconnaissant envers vous wax dëgg yàlla ci sa professionnalisme ak ci sa dëggu ak ci sa maandu ma ñëw ci Ousmane Sonko wax dëgg yàlla pour man mooy l'homme politique de l'année wax dëgg yàlla ndax déglu nañ ko ci élection législative yi wax dëgg yàlla parti bu bees muy Pastef góorgóorlu ba am benn député am keroog li tax ma gën ko naw bañ ko bëggee jox carburant dafa lànk ne du jël carburant boo xam ne Total la wala feneen nañ ko jox carburant boo xamante ni sénégalais yi ñoo ko moom loolu acte de patriotisme la waaw ak yeneen ak sa discours bu rëy ba nga defal bun jonn yow tam jërëjëf Ousmane waaw jërëjëf ci loolu ak maître Abdoulaye Wade Fara Wade njàkk xaw ma nu ko gaay di waxee waaye président Wade wax dëgg yàlla amuloo morom yow tam ci say at élection législative yi nga gis ni mu demee xam ne Macky Sall bis boo ñëwuloon dina pëmtee gars yi parce que yow yaa wàccee nit ñi yaa fi initié marche pour réclamer say carte électeur
mais sëriñ si génnee nañ la ci nga dégg ndigal am yar ak ay teggin ne duma wàccee kenn ci mbedd bi yow tam jërëjëf maître Wade wallahi amoo morom képp ku la bañ rek bañeewu la ci dëgg tey jii nii de ton vivant lañ la Sénégal yëpp moo xam nga nekk parti socialiste ak parti boo mën a doon ndax exemple nga yow maître Wade waaw da nga liggéey réew mi malgré ay défaut mais sénégalais moo mel noonu ay défaut lay gën a gis que ay qualité parce que mën nañ leen jox preuve ci ay Assane Diouf Assane saaga yi lañ doon gën a dégg Assane Diouf ay saagaam lañ doon gën a dégg que ay révélation am pour wàll leen sénégalais ni mu lëndëmee ni mu naaféqee Assane bu tojee jobbu ndeyu Macky Sall benn yoon teg na ci 10 vérités te 10 vérités yi kenn du ko wax dañuy jël benn saaga boobu muuree ko 10 vérités yooyu noonu sénégalais moo nafiq sénégalais moo bon sénégalais su ma nee sénégalais nag dama bëgg ngeen am dégg xam ni majorité bi laay waxal 80% des sénégalais baaxuñu am nañ ci firnde am nañ ci luñ ci leer que ni 80% des sénégalais baaxuñu ils sont mauvais baaxuñu jegewuñu baax bëgguñu seeni mbokk bëgguñu kenn avancer waaw parce que bu ñu baaxoon Macky Sall du def 2 ans ci kaw réew mi 2 ans waru ko mën a def ci réew mi bu sénégalais yi baaxoon Macky Sall warul mën a def 2 ans ci réew mi bay def 5 ans waxatuma la ak 7 ans sénégalais bu ñu baaxoon élection législative yi passé du ñu seetaan waa APR ànd puuf réew mi am score boobu ñu am ay xawma 49% malgré seeni sàcc mais am na ñu dem votel leen parce que dañu leen jox kilo ceeb am na ñu dem votel leen parce que dañu leen jox liitaru diwlin am na ñu dem votel leen parce que dañu leen jox 2000 francs wala 5000 francs sénégalais yi du ñu gor képp kuy def loolu xamal ni bis boo deewee yàlla dina la ko laaj vote lu leer laa leen di wax nag jurisprudence la nag mais na ñëpp xam ni képp koo xamante ni mës nga jël sa carte d'identité votel ma Samba wala ma Demba ndax 5000 francs 10 000 francs wala 1 million buñ la jox bu yowmal xiyaamee sa biir bàmmeel yàlla dina la ko laaj lu tax ndax ñun lii ñuy def nii jihaad ci yoonu yàlla la xeexal sa réew bëgg sa réew tegu ci yoon jihaad ci yoonu yàlla la en parlant de jihaad damay def benn transition dugg ci imam Alioune Badara Ndao lii ko Macky Sall teg imam Alioune Badara Ndao nekk imam bu dëggu doon waaraate normal di jàngal ay junniy doomu aadama la France jox Macky Sall plus de 80 millions d'euros pour lutter contre le terrorisme Macky Sall pour prouver que ni mu ngi liggéey ci xaalis boobu seet li gën a yomb rek tuumaal un honnête homme tuumaal nitu diine pour dem wax waa France que ni walla man maa ngi liggéey ci wàllum terrorisme maa ngi am ay résultats ndax benn imam laa jàpp loolu rek la looloo tax ñu choisir imam Alioune Ndao loolu kese moo parce que jàppoon nañu imam Alioune Badara Ndao amul mbooloo boo xamante ne buñ ko jàppee rek di waaw gars yi duñu wax xam nga kenn du ko déglu kenn nangam xam nga bu ñu jàppoon Alioune Sall oustaz Alioune Sall wala Iran Ndao parce que lii kii doon wax rek moom la ñoom ñëpp di wax mais lu tax ñu taamu ci imam Alioune Badara Ndao parce que dañu jàppoon ni c'est un total inconnu ne nañ ko jëli këram pamtee ko toroxal ko te ba ñuy dem këram 27500 lañ fa fekk 27500 la ñu fekk këram mais par le biais des médias corrompus ñi nga xamante ni dañuy wax dañuy duwul
parce que xoolal procès bi mu génnee ñu ngi naan wéy amoon na benn camp d'entraînement Tambacounda di sos di fen mais est-ce que sénégalais yi xam nañu yàlla lan la yàlla wax ci sos ak fen arache bokk na fen bokk na ci li koy yëngal ay fen te nguuru Macky Sall bi dirigé wuñ ñu ludul ay duul ak ay fen kese lañ ñu gouverner kese moo tax ñu dem fabriquer ay fausse preuve ñëw accuser imam Alioune Ndao ci ludul dëgg rien que pour faire plaisir à la France kese moo tax ñu jël ko tàqalikook njabootam tàqalikook ay taalibeem dugal ko biir prison di ko bunu xatal toftal ci ay 40 personnes ma wax leen ni même France gi nga xamante ni ay terrorisme ñu ngi leen di frapper France est-ce que xam ngeen ni nuñ koy waxatee les frères Kouachi xaw ma ñi demoon Charlie Hebdo est-ce que xam ngeen ni fichier S la ñu woon est-ce que xam ngeen ni parmi les 7 terroristes yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci le 11 novembre Stade de France est-ce que xam ngeen ni dañ leen fichier woon S lan mooy fichier S mooy bu ñu la soupçonné de terrorisme dañ lay bàyyi xel fichier la xam ne yow peut-être tu es dangereux potentiel terrorisme kenn du la ñëw fekk sa kër jàpp la tëj la mais Macky Sall yoonam nekkul ci loolu waaw ay soupçon ak yooyu yëpp yoonam nekku ci Sénégal daal ñoxor njaay ñu ne la kaso loolu nag dina jeex lan moo koy jeexal un vrai combat ban combat un combat patriotique bëgg sa réew pour mën a moom sa réew képp ku bëggul réewam mënul moom réewam c'est impossible lan mooy patriotisme ndax baat boobu ñu bëri sax dañ koo umpule le mot patriotisme am na ñu bëree bëri da leen ump xamuñu lan mooy patriotisme mooy lan mooy bëgg sa réew fonk sa réew mais jiital sa réew ci lépp sa intérêt sa njariñu réew maanaam sa njariñu réew ci lépp lu mu nekk rek yow ci lool rek ngay dox mais doo dox mukk ci safaan ba Macky Sall moom contraire patriote la mooy que ni larbin la wàccee tubóoyam juutu Macron juutu Erdogan juutu Mohamed VI waaw tapet la xoolal buuru Qatar bi mu fi ñëwee barki démb Macky Sall bu koy xool mel ni ku gis yàlla Macky Sall yaay doomeram yow tu es indigne nekk suñu président waaw man moom wax dëgg yàlla Assane Diouf xippil na samay bët te man xam naa ni yow munoo nekk sama président yow Macky Sall yow doo sama président comme ni ko Assane Diouf waxee woon tu n'es pas mon président billahi waaw doo dara tricheur nga parce que munoo jël Karim Wade Khalifa Sall Ousmane Sonko ñoom ñëpp nga ni duñu bokk fan nga teg ndey loolu dañuy bokk par force munoo ci ñoom dëjjëw ndeyam parce que jël nga Khalifa Sall exilé ko de Karim Wade du moins jël nga Karim Wade tuumaal ko def fi benn tong boo waaye buri bu bëri dans soxo moo njëkk a génn ne 4000 milliards la Karim Wade sàcc fan ngeen mujjee ay këru Ablaye Wade ay takkaayu jabaram ak fan ay oto yéen a ñàkk ndey jom yéen a ñàkk ndey fula may wax Mimi Touré génn naan traque bi way on a récupéré plus de 200 milliards fu 200 milliards yi nekk Mimi Touré katta sa ndey yow Mimi Touré doome xaraam nga doo ditu dara yéen seen lépp slogan la seen gouvernance xoolal slogan rek man gawum fii la fi élection législative xew plus de 1 mois les directeurs généraux les ministres ñëpp tëj biir
yi génne di campagne électorale maanaam yéen Sénégal ñoru leen mais sénégalais yi dof ñoo topp seen ginnaaw foog ni yéen a ngi liggéey mais ki nga xam ne niveau CM2 sax la yor niveau CM2 war na mën a xam ni yéen da ngeen di tricher donc mais jëlu leen sax yoonu kuy liggéey jëlu leen sax yoonu kuy liggéey waaw maanaam jegewu leen ko sax su ma déggee ñu naan way Macky Sall mu ngi liggéey mais lan la liggéey lan la def Sénégal mais est-ce que xam ngeen ni terre bii nii sax nii ñu naan ay mu ngi koy liggéey est-ce que xam ngeen ni ñun ñoo koy fay suñuy sët ñoo koy fay Macky Sall maanaam xaalis bi ci boppam da koo dem lebi pour fay ko ci tubaab bi c'est très grave koo xamante ni vision am Mbuur bokku ci vision am Tivaouane Peulh bokku ci vision am Thiès bokku ci Louga bokku ci mais Diamniadio rek la yem PSE bi lan la ci waa Ziguinchor am PSE bi lan la ci waa Saint-Louis am PSE bi Fatick ba nga dëkk dañ la fa def persona non grata boo fa duggee ñu téegal sa ndey parce que dëjëw ndem defoo ko fa Fatick ga nga dëkk dëjëw ndem defoo ko fa la fa Abdoulaye Wade defoon moo fa nekk ba tey waaw benn boulevard boo xamante ni du boulevard yu cottu ndem nga fa tabax ñaan ay boulevard Macky Sall mais waa Fatick ñoo bon un incapable tu n'as rien foutu dans le pays bu ñu jógee ngay kat sa ndey di jouer dans la propagande mais loolu jeex na parce que Assane Diouf yéen a gars yi won nañu yoon bi télé ci poche dafa xew lii kenn mënu koo censurer waaw li ñuy wax nii kenn mënu koo censurer kon askan wi dinañ ñu dégg li ñuy wax dinañ ko wax ndax live bii nii man li ma naqadi ci année 2017 bi yëpp mën naa ne 80% yëpp Macky Sall yow yaa ma ko teg wala 99% yi sax laay wax yow Macky Sall yaa ma ko teg yow. élection législative yaa ngi nii weesu nga jël Khalifa Sall denc ko ci kaso bi terewul duma na leen Dakar kat na seen ndey Dakar loolu dafa leer que ni Khalifa Sall vous a battu mais ngeen weñ loxoom ne gañewul Dakar Khalifa Sall nekk fi député ngeen ne non amul immunité parce que ki ñu jàppoon maire de Dakar la mais du député mais pour raxas seen der ngeen wëlbatiku ne non da ngeen di lever immunité am pour mën ko juger seen caapa ndey seen dëjëw ndey man li ma gën a remarqué ci année 2017 bi mooy justice boo xamante ni ay góor jigéen lañ ay magistrat yoo xamante ni ay corrompu sax moo leen tane ndax corrompu sax léeg-léeg dina am lu muy bañ mais magistrat yi ay Bassirou Gueye Bass Gueye lu yàlla bind ci magistrat Bass Gueye moo ci gën a yées doomeram la ak ndelam bu toccootu ndeyam boobu ba yaa ma dee ngay fëgg sa dënn naan woy je ne peux sa béjjew ndey yow Bass Gueye fu ñu la fekk Assane Diouf mii nga dem tëjlu fu ñu la fekk dinañ ko teppi sa dëjëw ndey yow Bass Gueye doomeram nga Bass Gueye yow laay waxal yow procureur de la République fépp fu ñu la fekk yow magistrat mënu laa yées yow tu es indigne non tu es indigne yow Bass Gueye amoo rusukaay tu connais pas la honte yow Bass Gueye xaw ma ku la jur mais toon nañu yow doo sénégalais xaw ma loo doon mais doo yow Bass Gueye yow laay waxal xaw ma loo doon mais doo sénégalais parce que sénégalais sax lu mu dee am na lu muy bañ mais koo xamante ni Imam Alioune Ndao nga ñeme Assane Diouf nga ñeme Khalifa Sall nga ñeme waaye Farba Ngom ñeme woo ko jarbaatu Farba Ngom muy ami xawma kan ki saagoon sénégalais yi Penda Ba ñeme woo ko
ah ñemewoo rakku Farba Ngom léegi ngeen bëgg ne ñun duñu indi ñëw ci loolu ah fan ngeen teg ndey loolu fan yow Bass Gueye doo sarap ndeem yow laay waxal doo dëjëw ndeem bàyyil imam Alioune Ndao mii ngay poursuivre parce que dañ la ko sant Macky mii la ko sant dina ko gis barke Serigne Bamba dina gis loolu loonu li mu métit bii mu teg imam Alioune Badara Ndao wallahi azim naqadina ma ba ci kanamu yàlla te yàlla nañu yàlla àtte waaw tëj bi nga tëj Khalifa Sall ci dilul yoon man yàgg naa leen wax ni man ak waa mouvement dafa jot ñun lijjantiwul ndax Khalifa Sall moo jël wala jërul wala na mu jëlee noonu la am déet Khalifa Sall maire de Dakar la yéen a ngi may dégg Jacques Chirac lu gën a garaaw def na ko François Fillon ñoom ñëpp kenn tëddu ci kaso kenn mais Sénégal Ñoxor Njaay mise en demeure Sénégal Ñoxor Njaay mandat de dépôt fan lañ teg loolu ba pare ngeen ne justice bi mu ngi dox seen dëjëw ndey justice boo xamante ni bi élection législative yi passé normalement bu ñu amoon justice dañ doon wax ni élection législative yi dañ koy reprendre parce que conseil constitutionnel bi mi nga xam ne nee nañu woo yaa yoo mooy ndeyu moo tiim justice yëpp ñoom ñoo njëkk a puub ñoom ñoo njëkk a merde ñoo njëkk a day seen tubay fan la ñu dayee seen tubay ci Macky Sall jógee dem naan da leen di laaj ay avis ndax mën nañu voter ak xawma lan kayitu rapide xawma lan kayitu soleil ah waa conseil constitutionnel laa wax nag xawma ku chef bi ni mu tudd président conseil constitutionnel doomeram la rey rek moo dagan ci moom ku téegal ndeem la waaye yéen ñëpp di ngeen kat seen ndey dee benn par benn nag abal ñu réew mi yàlla dina leen reyal boppam ñun duñu rey nous ne sommes pas violents waaw ñun duñu rey damay leeral rek parce que damay bañ ñu couper samay morceau wax naan ay terroristes lañ dañoo violent dañuy wax nit ñi pour ñu inciter les gens pour ñu xeex mais ñun suñu violence c'est verbal waaw dinañ saaga seen ndey parce que loolu lañ leen mënal comme ne nii yéen a yor seen grenade lacrymogène yéen a yor seeni matraque yéen a yor seeni maasu courant mais ñun ñoo moom suñu làmmiñ ak suñuy saagay ndey ñoo moom suñuy làmmiñ moom suñu connexion moom suñuy saagay làmmiñ moo tax fépp fu ñu taalee connexion rek seen dëjëw ndey fépp fu ñu connecté woo rek connecté wu nañ seen biir dëjëw ndey waaw surtout nag Macky Sall moom mi nga xam ni mooy buqat bi mooy tàppet bi moom Macky Sall fu ma ko fekk teppi lëfal ndeem moom Macky Sall ku téegal ndeem la du nitu dara xoolal yow sa gouvernance nit ñi luñ ci gën a seetlu mooy jàpp tëj te bu doon ñi ngay jàpp ñëpp sax ñi nga jàpp ñëpp 99,9% presque ay innocent lañu amoo benn preuve mais délinquant yu mag yi ay Aly Ngouille Ndiaye ay Oumar Anne waa ji nekk poste waa dem dikk ñu ngi détourner ay centaines de milliards pendant ce temps ñuy jël ay innocent di leen jàpp tëj ba pare yéen ngeen ne nañu bàyyi saaga yi ba pare di indi ay argument loolu lan naka lañ koy argumenté man damaa bëgg nit ñi wax ma ban argument lañ leen mën a tegal ñoom man loolu laa bëgg ngeen wax ma ban argument ngeen bëgg ñu indi bu ngeen demee ba am sañ-sañu jàpp maire de Dakar tëj mu nekk député bàyyiwu leen ko ay avocat am ngeen violer seeni droit ba pare ngeen ne nañu indi argument Assane Diouf war nañu yoon bi benn yoon moo am mooy xorom seen job bi ndey benn par benn one by one loolu rek moom la ñu mën ci yéen man kenn du ma distraire ci ay non ku amul argument mooy saaga xoolal seen dëjëw ndey man wax naa leen ko bay bëgg a dee du ngeen ma bàyyiloo xorom si
waaw bu leen neexee nag ngeen ne awma argument bu leen neexee ngeen wax lu leen neex kooku sama yoon newu ci lijjantiw ma ko sax seeni jugement la am naa argument wala awma argument loolu da ngeen waroon dem ca Tunisie en 2011 ngeen laaj way juru Mohamed Bouazizi lan moo tax Mohamed Bouazizi sangoo essence taal boppam lan moo tax nañ laajte loolu ñun foofu lañ toll te parce que bu ngeen gisee lu tax taaluñ suñu bopp alxuraan dafa jiitu si ñun xaru jullit du ko def nit du ko def doomu aadama du ko def moo tax duñu xaru mais degré bi Mohamed Bouazizi bi nga xam ne mooy seen Assane Diouf ñoom moo déclenché la révolution tunisienne li waral Mohamed Bouazizi jël essence sangoo ko taal boppam c'est parce que yu mel nii yii nii rek moo fa amoon jaay doole boo xamante ni amul wax amul noyyi amul sax puub moo waral Mohamed Bouazizi en 2011 sangoo essence taal boppam kooku ñàkkuloon ay argument dafa gis réew mu am fu mu toll mu naqarlu ko ba sës sangoo essence taal boppam tey jii nii ab boulevard lañ ko tuddee pour rendre ko hommage mais man moom recommandé wu ma doomu aadama buy dund muy xaru waaw man damay préférer comme ni ko nitu dëgg di waxee Macky Sall jàppuñu sax tëj ñu kaso torture ñu rey ñu man moo ma gënal mais man duma xarul kenn duma ko mës a def waaw duma xaru te diglewuma kenn xaru na gaa yi sénégalais yi ibbi seeni gët xam ni Sénégal dañ ko sekk ak ay dooméram yoo xamante ni bii téegal seen cottu ndey rek moo baax téegal seen lëfal ndey rek moo baax tey degré de frustration bi yegg na foo xamante ni bii man xam nga tey nga mer ba mu lay defal insomnie mer ba tëdd nelaw doo ko mën keroog ba ñuy déporté lu Assane Diouf xam nga lool ci soxor la bokk xoolal lu musul am Sénégal fekk kër jàmbur koo xam ne dëkk na këram ak ay doomam këru valeur 400 millions parce que lan la nee nañ Moustapha Tall nee na moom terrain ba kan mooy Moustapha Tall magu Aminata Tall kan mooy Aminata Tall mooy traîtresse bu mag bi workat bi jaam bi nga xam ne léppam Ablaye Wade moo ko jox mu war Ablaye Wade dem ànd ak Macky Sall Aminata Tall sa dëjëw ndey traître nga doo nitu dara doo gor maire bu màgget bi nga doon bëgg koy moo waral nga dem di sëy sa moroomu doom ku kat sa ndey nga yow workat nga yow ak Moustapha Tall nag ak ñi yónni woon gendarmerie yéen ñëpp balaa ngeen di dee kër jàmbur bi ngeen daaneel ba ndaw si presque tey jii nii moralam damm na billahi bu ngeen ko gisul ma xam ni yàlla amul yéen li ngeen di def nii bu ngeen ko gisul wallahi ma xam ni yàlla existé wul Dieu n'existe pas waaw parce que justice divine moom day am toujours pa bu màgget taxaw def déclaration di fen yoo xamante ne naan ay 78 laa am laa jënd kër gi di duul di dajale yow Moustapha Tall dinañ téegal sa ndey comme ni ñuy téegalee ndeyu ñeneen ñi Sénégal li fay xew sama gaay kenn mënu leen wax lépp lii xew Sénégal actuellement kenn mënu leen wax lu mu doon kenn mënu leen wax li xew Sénégal lan la man de musuma koo gis parce que jamonoy Abdou Diouf élection 93 yeeg sàcc yeeg yooyu yëpp man maa ngi ko doon gis yëpp jamonoy Abdoulaye Wade noonu jamonoy Senghor rek laa fekkeewul mais li may dund nii li Sénégal yi di dund nii musul am Sénégal de te yaakaaruma itam kenn dina fa mës a am yaakaaruma ne dina fa mës a am
sénégalais yi sonn nañ léegi maa ngi jàpp télé am ñuy jooy ndox ne 6 mois ngi nii amuñu ndox dañuy rooti ñenn ñi amuñu courant Sénégal ñenn ñi amuñu lu ñu fajoo mais pendant ce temps presque 5000 personnes 5000 sénégalais daal ñoom ñoo gis seen bopp 5000 laa wax de je pèse bien mes mots 5000 personnes mooy ñii politiciens yi ministres yi 100 ministres yi les consuls yooyu sax dinaa ñëw ci ñoom téegal seen ndey waaw consul Paris consul Gabon ak consul Abidjan yéen ñëpp dinaa téegal seen ndey ak ambassadeurs yi waaw ay jabaru ambassadeur nga naan da nga leen di utal salaire kan moo koy fay ñun non mais Macky mooy doomeram Macky Sall yaa bon man musuma yaakaar ni Sénégal nit ku cuunee nii bon mën nañ ne daal benn bonne nouvelle moo am ci gouvernement Macky Sall benn mooy que ni duñu am ku ko yées c'est la seule bonne nouvelle on ne peut pas avoir pire que Macky Sall waaw kooku moom c'est une certitude waaw comme li ñuy wax rek les mauvaises nouvelles d'abord après les meilleures ñëw parce que Macky Sall moom gëm naa ne bu xasee ba jàll non vraiment li ñuy wax rek après la tempête c'est le beau après la pluie c'est le beau temps non bu leen wax dara consul yëpp dinañ téegal seen ndey parce que critère de sélection bi sax c'est purement politique waaw nit ñi boo xoolee ñaari critère la Macky Sall choisir ay consulam soit ay pël lañu bu ñu nekkul pël Fatick lañu dëkk déggoo leen ma de ma ni consul yi la plupart du temps 80% des consuls ay pël lañu suñu nekkul ay pël dëkk Fatick suñu dëkkul Fatick ay waa APR lañu noonu la ñuy choisir consul yi dinaa téegal seen ndey consul yëpp nag na ngeen ma ko jox inbox képp koo xam ne seen consul mu ngi leen di sonal jox leen ma turam ak dëkk bi ngeen nekk ma téegal ndeyam parce que ñooñu ay doomeram lañu di dundee xaalisu askan wi consul bi nekk fii moom pël du sarap ndeyam jàngul mënul bind sax turam waaw dañ ko choisir uniquement parce que pël la ndedd ko bandum moo am Sénégal ndedd ko bandum ñun dañuy wax muy leer nëbbatuwuñu waaw ay Sénégal benn bopp la Penda Ba loolu mu doon wax noonu loolu la majorité des pël di foog que ni wolof race bu bon la race workat la loolu la ñu gëm ñoom ay bu ñu kërëng fii xoolal bu ñu kenn damm ay non Sénégal benn bopp du benn ndey benn bopp Sénégal du benn ndey benn bopp séeréer de amul problème boobu joolaa yi amuñu problème boobu yem nañ seen place yenn alpulaar yi am nañ dignité yi ñenn ñi nag laa wax mais ba ci biir alpulaar dinaa leen waxal benn affaire ba ci ñoom seen biir ñoom pël yi Macky Sall bu nekkuloon président tey duñ ko may jabar ñoom yenn pël yi bu fa demee di ñaan jabar duñ ko may parce que dañ koy xeeb billahi wallahi taalahi ñoom ci seen biir sax dafa am ay lignée dafa am ay kii ay nuñ ko ay grade dafa am ñu ñuy woowee ay tooroodo am ñu ñuy woowee ay macc do mooy jaam am ñu ñuy woowee cubalo yi mooy nappkat yi am ñu ñuy wooyee maabo gis nga loolu noonu duñu séyante seen biir tellement yooyu dañ ko gëm ay man maa gën diw man maa gën race diw man jàkkaarloo naa ak pël mu ne ma diw pël la mais su ñëwoon ñaan si suma doom duma ko may parce que pël bi mu doon du race bu baax bi c'est très grave ma ni loolu noonu c'est très grave
nañu bàyyi naa féq gi bañ di gër man dama leen di laal yéen pël yi laa wax du ñëpp nag parce que dinaa leen wax kenn am na waaju nekk PDS damay fàtte turam Sada Kane il est digne malgré que Ablaye Wade daanu na mais taxul mu bàyyi Ablaye Wade taxul mu quitter le navire Sada Kane laa wax xaw ma Sada Ndiaye du moins ma naan Sada Kane Sada Ndiaye mu ngi PDS ba tey am na ay pël yu digne laa wax billaahi am na ay pël yoo xamante ne dañoo am dignité dañoo am ngor du ñu war mukk mais su may wax rek toujours dama bëgg ngeen may dégloo xel te di ma bañ may dégloo xol dama bëgg ngeen xam ni Sénégal dafa am loo xamante ni tey lu garaaw la te pël yi nii ñu ngi ko fay bëgg a def waaw ay suñu président pël la Abdou Diouf séeréer yi ko bañoon ñoo ëpp parce que séeréer nekkul ci yooyu ay affaire de diw dëgg rek la ñuy dox tey Ousmane Sonko bu ñëwoon joolaa yi est-ce que dinañ ñu fàtt déedéet critère de sélection warul nekk ethnie moo taaloon ndey Rwanda taal fi Gabon fa déggal fële ni ñu koy waxatee Côte d'Ivoire ak yeneeni réew ethnie moo ko taal te man bu ma jigee gars yi naan man ay Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar seen dëjëw ndey laa leen di tontu loolu yu fi naaféq la yenn pël yi ñu ngi ñuy diviser di ñu indi Sénégal loo xam ne ñun xamuñu ko woon waaw yooyu xamuñu ko woon ay festival nangam kërëng di teg ay journal yoo xamante ni waaw waay yow man bañu ma kenn man pël buy wax pël damay fier parce que làkkam la culture am la mais bu ñu mélanger dernière visite officielle Macky Sall à Paris dem leen YouTube plus de 50 personnes rangaloo ci salon d'honneur roi si Charles de Gaulle salon d'honneur laa wax Macky Sall di nuyoo kum ci jox loxo jam ñàlli ba lay jam kese wallahi bu dee damay fen yàlla na ma yàlla rek léegi salon d'honneur roi si Charles de Gaulle ñun suñu président de la république xam nga ñu dem sélectionné ay pël dugal leen salon d'honneur ñu koy teeru kenn ku ci nekk naan kan njàllay jam ñàlli mawulum man je n'ai rien contre les Peuls mais am na loo xamante ne ñun duñ ko nangu man duma ko nangu en tout cas naaféq baaxul mu ngi mel ni yenn murit yi wala yenn tijaan yi fu ñu weetee seen biir jëw murit yi yenn murit yi fu ñu weetee seen biir jëw tijaan yi bu ñu dajee ba pare naan noo ñëpp benn lañ fu ñu teg ndey loolu fan la ñu teg ndey loolu nit ki da ngay dëggu da ngay sincère Macky de démb ñoom ñëpp benn la ñu woon Cheikh Ahmadou Bamba El Hadji Oumar da nuñ koy xatee El Hadji Malick Abdoulahi Niass yooyu amul toon seen biir de mais da ngay gis taalibe murit yu wéet di jëw tijaan yi am ay tijaan yoo xamante ni seeni conférence tamit di gaaruwaale murit yi yooyu la ñu war a bàyyi ba pare bu ñu bëggee di rafetal naan ñoo bokk ndey ñun ñëpp benn lañu te gëmuñ leen li ngeen bokku leen li ngeen gëm nañu sincère sénégalais yi nañu sincère tuuti ci ci ñuy jëf sincère tuuti ci seen li ñuy wax sama gars yi année 2017 bi comme ni ma leen ko waxee rek bu leen ko fàtte de consul yi ak ambassadeurs yi bindal leen ma ñoom ñëpp seen tur ak seeni sant dugal ko sama inbox ma xorom seen job bu ndey benn par benn consul yëpp nag bu Paris bu Marseille consulu Gabon Côte d'Ivoire fépp bu leen bàyyi dara su ma paree ngeen bindal ma lépp prochain live ñoom laay jëlal parce que ay doomeeraam lañu
ay dooméram lañu ay diplomate yoo xam ne mu ñu bind seen tur ñu leen di jox ay passeport diplomatique ah di fayee ko ay plus de 4-5 millions par mois fu ñu teg ndey loolu ah ñun nii extérieur carte d'identité yi pël yi kese ñoo jot seen carte d'identité ñi sant Diallo Ba Sow Sall ñoom ñoo jot seen carte d'identité lu leer laa leen di wax pël yépp a jot seen carte d'identité man li may wax dama ci am firnde parce que newuma Sénégal li may wax dama ci am firnde critère de sélection bi mooy que ni bi ñuy génnee carte d'identité yi ci consul yi la ñu dem tëju sélectionner les probables électeurs ñi nga xam ne ils sont favorables au pouvoir xool ñi juddoo Touba ñëpp Diourbel ñu confisquer seen carte d'identité dama koy waxaat man sama carte d'identité ci jour J bi laa ko jot te dama tàngal ci jour J bi wallahi billahi waaw ci jour élection bi man lañ ma jox sama carte d'identité te ci biir centre de vote bi lañ ma ko joxee te ki ma ko jox il n'était pas habilité ni mandaté pour joxe carte d'identité moom moo dem parce que APR la bokk moo dem waa gars yi jox ko carte d'identité yi mu ñëw ma yëngal tàngal ñu door may jox sama carte d'identité billahi bu dee damay fen yàlla na ma yàlla rey wallahi al azim li may wax dama ko xam kon bu ñu jógee naan ay élection yu transparente kenn mënatu koo sàcc da ngeen di dugul ay mais loolu noonu xoolal man pour man verbiage la waxoo leen fi dara ay élection toll yéen ngeen di ay sàcc yu bon kuy sàcc ay milliards mani kuy sàcc ay milliards sàcc élection tëwu ko yéen gorewu leen sincère leen te wóoluwuñu leen Sénégal actuellement ñun wóoluwuñu justice bi wóoluwuñu ministre yi wóoluñu député yi kon même Sénat bi nga xam ne mooy organiser élection wóoluwuñu leen mani kon actuellement élection bu sincère mënul am Sénégal ci condition yii kooku c'est quasi impossible te loolu duñ ko risqué 40% des Sénégalais des ñi déposé woon seen carte d'identité jotaguñu seen carte d'identité ba noppi ngeen bëgg ñu gëmloo que ni non mais loolu rek c'est du vol moo tax bu ngeen jàppee ni sénégalais dañoo def pat yéen ngi nax seen bopp billaahi lii raam ci ñag bi la jëm même au sein de l'armée gars yi nii dañ leen di jox ordre rek parce que bu ñu demee ba Sénégal interview léegi sax ci buntu tribunal beeg yooyu mënatoo ko fa joxe ba pare Macky Sall il s'était permis au nom de la liberté d'expression voyager ba France au nom de cette même liberté d'expression mu ne Charlie Hebdo dagan na non ci biir dëkkam liberté d'expression di fa ñàkk kooku c'est loolu xel xalaatu ko Macky Sall moom moo ne liberté d'expression dem compatir ci affaire de Charlie Hebdo ba pare biir réewam liberté d'expression amu fa Macky Sall dama bëgg mu xam ni sa dictature tapette bii ngay def sa dictature buqat bii ngay def di sukkandiku ci armée bi sax ànduñu ak moom parce que ay pël comme ni ma leen ko waxee sànq la jël promouvoir leen ay mbokkam ñenn ñi da leen nommé da leen nommé général maanaam yokkal leen grade loolu c'est confirmé am nañ ci ay preuve ay mbokkam ñoo xam ne waruñu nekk général waruñu nekk sax capitaine waruñu nekk
niñ koy waxatee jël leen ñoom ñëpp promouvoir leen def leen ay généraux lum ci jublu suivez mon regard xam ngeen bu baax lum ci jublu waaw xam ngeen bu baax lim ci jublu ay doome xaram wër ko ku ci mel ni Youssou Ndour moom may wax ngay gaar waale Wally Seck Youssou Ndour yaa bon non Youssou Ndour doon nitu dara billahi non Youssou Ndour man dama jàppoon ni lu mu dee sax malgré que doo fay say impôt malgré que doo fay say impôt foogoon naa ni Youssou Ndour doo mës a wàcc ci niveau bi mais sa jikko rek ngay wane sa woyu gaarwaale boobu li nga ci woy yëpp sa jikko la yow yaa iñaan yow Youssou Ndour yow yaa iñaan yow Youssou Ndour yow yaa soxor 85 ba néega ni plus de 30 ans de carrière say moroomu doom ngay rivaliser Youssou Ndour waroon nga toll foo xam ne da ngay dépasser ay affaire de vacances citoyennes vacances citoyennes Youssou Ndour normalement waroon nga ko dépasser waroon nga dépasser Youssou Ndour di génne ay wëy naan noon yeeg nang yow yaa kenn xoolal kenn iñaanewu la yow yaa soxor buggoo kenn lekk soirée yi gars yi di def sapeur pompier yeeg yëpp xam nga man damay wax sama axulaay taala quoi sama axulaay taala lay wax bu dee ci wàllu musique woy wax dëgg yàlla niveau bi nga yegg Wally yeggu fa mais ci wàllum bëggee xale yi kan lañu bëgg mais Wally lañ bëgg lool kenn mënu ci dara yow sa concert mënoo fecc même fecckat yi ngay jël sax ambiance bi sax même woy yi ngay woyaat même woy yi rek ngay woyaat sa concert yëpp même Bercy bi passé dëjëw ndem woyoo ko fa sa album bi woy bi nga xoolal woy yi ngay woy yëpp léegi même rythme la sama gars yi dama leen di jox benn son Youssou Ndour ngeen déglu ko ba muy woy ba Youssou Ndour di woy ngeen xam ne Youssou Ndour dafa soxor mais xam na ni jeexal na li muy woy yëpp maanaam pour barrer la route ay Wally Seck la ay Pape Diouf même Pape Diouf noonu gars yi nga xam ne ñu ngi presse art sax Youssou Ndour du leen bàyyi ñuy béggee dama leen di may benn son wu Youssou Ndour boo ngeen xamante ni bii après ma may leen benn son wu Wally man personnellement du ma déglu Wally te après dinaa leen wax lu tax du ma déglu Wally aw ma problème ak Wally Seck c'est que baayam mu ngi dund te ay son baayam mu ngi fi te man mënuma déglu baayam di déglu Wally c'est impossible dafay mel ni nga yor ay dàll yor original ak xuur ci ak cere yi waaw loolu rek la nirool Wally dafa niroo baat ak baayam te man baayam lay déglu wax dëgg yàlla moo tax man mënuma déglu Wally mais xoram si nekk ci Wally nekkul ci baayam loolu moo saf xale yi ndaw yi nag loolu noonu la Youssou Ndour ne déddu ko dégg Youssou Ndour gëmal yàlla Wally moo xew ci jamono yàlla moo xawal Wally moo xew ci jamono kenn mënu ci dara même baayam moo ko dàq woy man loolu je n'en disconviens pas Thione Seck nga déglu Thione Seck te déglu Wally mais da nga naan Wally Seck mënul woy wax dëgg yàlla mais ci wàllum ambiance xam nga Thione Seck mënul woy ay riigu ay raas gis
yooyu yëpp ay création la te loolu mooy art loolu mooy art. dégg que ni li mu fi wax lépp plein de sens batterie bi accord yeeg lépp normal lii 94 la xaw ma 92 période boobu la rek ngeen déglu ko xam ne kii du Youssou Ndour mii nekk fi naan ay bojo bojo xam nga ay lan ay sunu gaal rek titre yooyu yëpp daf ko def pour mais wéyatul Youssou Ndour wéyatul mënatul wéy mais boo yeggee yenn at yi xam ni fu mu ne nii yow amoo doom buy wéy investir nga lan ngay katta ndeem def ci ay politique lan ngay def ci politique même booy politique sax Youssou Ndour man bu ma déggaloon man su ma jëloon comme conseiller ma war ko conseiller en tant que nit ku dugg loo xam ne dama ko yéene mooy nekkal arbitre parce que Youssou Ndour yàlla mayoon na ko loo xam ne tey fu mu xoolloo woon sénégalais yi ñu bëri fa la ñuy xool mais malheureusement yàqal na boppam wane jikkoom wane kan mooy vrai visage yu Youssou Ndour mooy nitu intérêt mooy ki nga xam ne du patriote parce que Youssou Ndour premier défaut man premier défaut bi ma bàyyee Youssou Ndour Tifa Khan en 2012 mooy manque de patriotisme billahi Youssou Ndour n'est pas patriote il n'aime pas le Sénégal il n'aime pas les Sénégalais ay ñaata employé Youssou Ndour sa télé boobu boo ko tijji woon nit ñi naan kaa leen liggéey gratuitement nga foo ne liggéey ñooñu noonu dañ lay rendre service. Pape Cheikh Diallo ci télé la nekkoon ngeen début ngeen dem démarché ko ba am ko ay Kebs Thiam dajale ndey ay animateurs yoo xamuñ da jëw ndeyam ay Ndoye Bane ban diplôme la ñu am ñooñu noonu ñooy toog ci télé bi suñuy doom ah Sénégalais yi jeunes yi di leen déglu ay Ndoye Bane amuñu benn xam-xam man Ndoye Bane ba ma ko bàyyee déglu sax mooy jour bu ne Thomas Sankara du exemple. waaw yéen ñi di saaga maanaam dama leen bëgg a xamal que ni am naa possibilité bloquer seen ndey kon da ngeen di yaru wala ma bloquer seen ndey ngeen génn live bi loolu laa bëgg yow Momo Ba ak ñeneen ñi ci des yaru leen wala ma bloquer seen ndey ngeen génn. Youssou Ndour ay employé yi nga am kenn saraxuwu la majeure partie bi dañoo nekkoon ci télé di liggéey yow yaa dem. yónni ay nit ñu dem corrompre leen ñu trahir même Bécaye Mbaye li may xorom jobbu ndeem lépp moom ku gore la parce que lu mu dee des na ak El Hadj Ndiaye mais yéen dem ngeen ba foofu noonu pour fexe ko fa jële waaw animateurs yi ngeen jële ci yeneen télé yépp lenn rek moo tax ngeen jëli leen pour télé boobu fay def ngeen tout pour 2S fay def ngeen lépp mais El Hadj Ndiaye xoolal self-made man la yaakaarul ci ndimbalu état wala dara lépp moo ko liggéeyal boppam billaahi kooku patriote la patriote dëgg mooy El Hadj Ndiaye waaw sànq bi may wax ne am na ay pël yoo xamante ne dañoo gëm seen bopp non El Hadj Ndiaye en fait partie ci ñooñu patriote yi moom El Hadj Ndiaye ba pare fonk culture am waaw ibbi chaîne-am chaque dimanche mu jagleel émission ethnem man loolu contre ma ko loolu mooy patriotisme boo ko taalalee micro mu wax ay olof boo ko taalalee micro mu wax làkkam mais xoolal télé bi moom télé bi mais mën nañ ne 5% la ci jagleel ethnem malgré que am na gars yu niil ñoo xam ne mérité wuñu nekk ci biir télé bi ay Pape Sidi Fall ay Modou Mbaye guignol lañu ñooñu duñu waxee ci xam-xam jëlee leen ndey foofu jël booy yu mel ni nuñ koy waxatee am na benn booy bu nekkoon ci tuutee laa ci weeru koor bi wax dëgg yàlla il était très pertinent nga jox leen micro bi ñuy waxee xam-xam mais
Modou Mbaye foo ko fekk mu ngi woyaan foo ko fekk mu ngi woyaan ay sama yaay Marème Faye Sall fu mu la juree lii la ñuy waxati Pape Sidi Fall aussi yóbbaale ngeen ko yóbbaale Coro Mbaar Ndiaye woyaan rek ngeen nekkee ci télé bi soyez professionnel ou bien ngeen dégager ma ñëw ci coon dama leen di may coon ngeen xam ni coon yàlla moo ko xañ wërsëg yàlla mooy doxalee noonu di nga am talent mën a wëy mais yàlla xañ la mais loolu mu ko xañoon gis nga yàlla li mu xañoon Thione Seck moom la def ci Wally maanaam bayre bi Wally am ak mënu wëy bi Thione am buñ ko fusionné woon heure bii nii bio boobu mooy nekk meilleur ci àdduna bi dama leen di may benn son Thione Seck bon du sama meilleur son quoi mais son bi aussi dafa am sens ci man daal li ci Thione Seck wax lépp ngeen xam ni siw du jàmmi borom moo tax Assane Diouf lii ko dal tey bu siwul woon du ko dal waaw malgré que il était sans papier aux États-Unis siw rek ko yóbbee lii Thione Seck woy dafa am sens siw di jàmmi boroom billaahi waaw nee na diw amal ay milliards mais taxul nga war a mën a doon dunguróom mais Youssou Ndour dafa doon nit koo xam ne doomeram la Youssou Ndour doomeram la boo xamante ne li ko yàlla wërsëgal lépp noo doyu ko waaw nit ki loo barile di nga romb loo moomul de déggoo leen li ma wax de loo barile loolu olof Njaay ko wax di nga romb loo moomul Youssou Ndour yow yaa war a bàyyi ñàkk fayda bi gaaruwaale bi te sa ministre conseiller boobu nga doon na nga jàpp ne benn dërëm buñ la ci fay riba la parce que suñu constitution da koy tere soit da ngay am ay activités lucratives ci leneen soit da ngay nekk ministre à temps plein mais da ngay jël suñu 3 millions et quelques maanaam ministre conseiller nga di fayeeku te defoo liggéeyu ministre yow dooméram jooju noonu fàttali na ma sax El Hadj Diouf doomu biiral boobu nga xam ne du tekkiwul lëfal ndeem moromam yépp raw nañu ko may wax nga naan xawma après 2024 damay nekk président El Hadj Diouf dama bëgg nga xam sa dëjëw ndey ñuufa mii sa yaay xolal yow katas sa ndey wàcc Sénégal yi El Hadj Diouf fatt nga ñu laay voloon naa la fi ne la nga bàyyi sa eeru 2002 foog ne yaa ngi 2002 ba tey actuellement boo rombee boo génnal Sénégal nga xool ndax booy dañ lay dar Wally moo xew booy yooyu la gars yi di topp léegi man bu ma la gisee El Hadj bu ma la gisee du ma xoolal doo ma jaral sax may déplacé wu 5 mètres naan dama lay nuyu wala damay jël ay photo yow gëmal sa bopp Sénégal lenn nga fa mës a tabax benn centre de école de football tuddee woon ko Kenza sa doom 6 mois 1 an formé wul kenn école ba tëj pendant ce temps ay Didier Drogba Samuel Eto'o ñoom ay pavillon équipé la ñu offrir seen réew Samuel Eto'o dafa dem ba New York jënd ndey building bi jox ko don dëkkam ne bu leen fayati ambassade États-Unis fa ñu dëkk ñoom Eto'o moo ko jënd offrir ko Cameroun ñooñu ay patriote lañu mais El Hadj Diouf yow El Hadj yow laay waxal yow El Hadj Diouf xawma booy wax day fekk nga dóor say champagne xawma day fekk nga naan say whisky mais tëjal sa gat gi yow boo ndar sax mënoo ko gañe dëjëw ndeem defoo fi nga dëkk balakos gi nga dëkk xawma sarap ndeem defoo ko fa amoo kër Dakar da ngay loué toog nga ci télé ñu laaj la lan nga réaliser nga naan non li ma réaliser dugg na fii génn na fii mu ngi ñëw tu n'as pas honte
tu n'as pas honte lan nga fi nekkee ñu naan da ngaa baax ngay jël ay 500 000 francs di ko maye ñu ne loolu mooy baax gëmal ndey sa bopp El Hadj Diouf yow laay waxal wàccal ndey sénégalais yi Macky Sall mii nga ñu bëgg a imposer xoolal bus bu wàccee nga xam ni lépp dëgg la dinañ la booleeg moom téege laa lis sa ndey taw ngay doomu biiral bu katt sëlëfal ndey ah balaa maa dee ngay kërëng-kërëng ñun xam nañ lépp El Hadj Diouf moo dem ba ci télé guinéen yi ne guinéen la El Hadj Diouf moo def loolu wallaahi El Hadj Diouf moo dem ba ci télé national Guinée taxaw ne moom ay origine am Guinée la guinéen la moo ko wax ne moom Diallo la sant papam Diallo la sant te fenul guinéen la katal sa ndey bu ñu waxee ngay kërëng-kërëng boo ci tijjeetee xoolal dinañ dugaat say dossier wax la ndey sa baaxu maam Samuel Eto'o moom dafa dépassé ay balaa maa dee ba tey bu ñu laa ay 2 fois ballon d'or Yaya Touré da koo jël ba doyal ba ñu rus ko koo jox sax Yaya Touré daa jël ballon d'or africain ba ñu rus ko koo jox ay boy yi ngay mbubboo ay Sadio Mané Diao Baldé benn ñaar ñett nga ñëw di leen di kii ci ñoom pour xama bénéficier wu ci seen notoriété xoolal El Hadj xeewi nga dëgg la nag xew-xew yi aayul ñàkk xew moo aay gëmal yàlla xam ni xeewi nga yaa ngi reyante benn ñaar ñett ay dañ ma war a jëlaat convoqué yow lan nga def équipe non xoolal objectivement damay waxtaan objectivement xam nga sànq bi ma waree wax Youssou Ndour ku mën a wëy la wax naa ko de soxoruma man te duma fen itam Youssou Ndour ku mën a wëy la ku mënoon wëy la sax laay wax ndax léegi wëyatul gat cottu ndeyam la wëyul kenn mënu koo déglu waaw depuis 2007 Alsama Dey albumam boobu ba tey Youssou Ndour mënul wëy lu nit xam sarab ndeyam wëyu ko yaa ngi may dégg kon El Hadj Diouf mën nga fubal lool mais yow sa carrière daa gàtt 2002 la yem yow El Hadj après 2002 lan nga def équipe nationale ñaata coupe d'Afrique nga dem musoo jël meilleur buteur coupe d'Afrique même 2002 0 but nga def penalty final bañ la ko joxee da nga koo raté ngeen bëgg ñu fàtt El Hadj Diouf nangam 2004 dem nga Tunisie yaa yàq ndey match bi bañ gi éliminé ñu bañ la dugalee lañ perte 2008 même chose El Hadj xoolal xamal ndey sa bopp yow da nga jàpp ne ay craasu Maradona nga lan nga defal Sénégal Sénégal benn yoon lañ fi def final 2002 te yóbbuwoo ñu final yow El Hadj Diouf yóbbuwoo ñu final comprendre nga quart de finale ñu ne Congo Souleymane Camara mooy yenneeku quand ki lakk caax yi looloo ñu qualifié loo équipe la ñu yoroon équipe yoruñu woon benn jour yàlla nag yow la joxoon bayre bi mais équipe boobu bu ci Fadiga bokkutoon équipe boobu bu ci Fadiga bokkul woon du demee ni mu daan demee équipe boobu bu ci Pape Sarr bokkul woon Aline Cissé non du woon yow kese El Hadj du woon yow kese maanaam yow la yàlla joxoon bayre bi rek loolu xam ko mais y avait meilleur que toi ñu doon joxe di mouiller le maillot yow ngay doomeram ah ñaata